asalaamaaleykum tey ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar lu bari bari di leen wax ne tey ñu ngi fii ci Kër Massar ànd ak ki nga xamante ne mooy Samba Néné Dramé nekk candidat à la mairie ñu ñëw seet si woon ko tey. léegi yéen itam maa leen di nuyu maa ngi sant yéen ñëpp ak ñi fi teew ñëpp maa leen di nuyu seen tur seen sant yéen ñëpp di leen jaajëfal yéen ñëpp di leen gërëm yéen ñëpp sa ak seen teewaay. je suis un administrateur de société maa ngi dëkk Parcelles Assainies unité 5. mais école Grand Yoff laa jàngee. mu jógee foofu dem CM Grand Yoff. jógee foofu dem lycée Galandou Diouf. après ma dem université. waaw après muy jógee foofu def naa CFPT. bi ma jógee CFPT. après ma dem ICS. waaw yow ICS comme stagiaire. bi ma jógee ICS comme stagiaire après ma dem si sama premier liggéey mooy société générale de service. foofu laa defee sama formation foofu laa njëkk a liggéey. après nag si laa jógee foofu nag ma ber sama daara bopp. mooy administrateur de société bi muy liggéey mooy immobilier laay liggéey ak conseil juridique. waaw loolu laa ni Kër Massar. macha allah ok. am na solo. merci. ambition yi doon lan nag. bon ambition yi je veux être maire de Kër Massar. macha allah. pour faire mieux. de ceux qui sont là. waaw kon lan nga pare pour defal ko waa Kër Massar. la pare pour defar ko waa Kër Massar mooy ça veut dire que y a des manquements à Kër Massar. bien sûr. Et beaucoup de manquements. Bon, je ne critique personne parce que je ne suis pas à l'intérieur de leur travail. bien sûr. Mais il y a des manquements qu'on a constatés. On doit améliorer ces manquements-là. waaw ci biir manquement yooyu mën nga ma ci citer tuuti rek. Bon, sur les manquements, ça veut dire que il y a le problème de la santé. bien sûr. Il y a Mbobes qui est là, qui tue nos enfants avec la pneumonie, qui tue nos femmes et l'environnement. Nous avons un problème de santé à Kër Massar. Deuxièmement, nous avons un problème d'éducation de nos enfants. On ne peut plus éduquer nos enfants. Parce qu'on a exclu l'éducation civique et l'éducation morale. De l'éducation en manque. Il y a trop de grèves. Il n'y a pas d'ambition pour nos enfants. Il faut revoir le système éducatif. Vraiment. Mais mën naa la laaj tuuti rek. ci Kër Massar. tey da ngay gis souvent ay nit yoo xamante ni dañuy dëkk fii. mais fi ñuy liggéey sori. ba pare ñu war a déplacer wu seen déplacement di métti loolu lan nga ci xalaat ak ban njàngat nga ci def. waaw ça veut dire que il faut ñu xoolaat les infrastructures. parce que instant bi soo xoolee Kër Massar fii tey. amuñu garage. garage amu fi. organiser le système transport bi transport ñu xoolaat ko. parce que garage soo xoolee Kër Massar transporteur yaa ngi fi mais garage amu fi pour faciliter le transport gars yi di dem liggéey di dem di ñëw en plus infrastructure yi tamit baaxul. ñu ko defee parce que Kër Massar dafa xat te soo buggee xëy Kër Massar rond point bi rek pour nga génn fi rek problème la. parce que nit yaa ngi toog ci mbedd bi. nit yaa ngi jaay ci mbedd bi ñooñu ñëpp il faut ñu xool ñu leen di organiser ñu leen di caser pour ñu bàyyi mbedd bi pour mu yomb. dëgg la waaw dama la bëgg laajaat rek tuuti ndax dañ ne Kër Massar nga gis ni mu bëree ay doomu aadama macha allah yàlla defal leen loolu nit ku nekk di war a di xëy di déplacé wu di ñëw fii te Kër Massar ngay gis chaque jour bu yàlla dogalee taw am rek. fii day daal di bari ndox loolu noonu lan ngeen ci xalaat en tant que yéen ñi nga xam ne yéen a ngi prêt pour nekk maire. waaye léegi maa lay tontu loolu instant bi sama domaine nga laal parce que si loolu laay liggéey. parce que dafa am léegi état bi dafa am benn système bu mu def mi nga xam ne dafa wàcc yoonam. si lan parce que dañu bàyyi promoteur immobilier di leen def ñuy def lu leen neex. parce que da ngay gis benn promoteur immobilier ñu jox ko benn surface de terrain moom mooy viabiliser mooy def lépp te c'est pas ça parce que dans une surface su fekkee 100 hectares la les 30% c'est l'habitat les 70% donc c'est l'habitat les 30% ce sont les espaces verts ça veut dire ce sont les chutes d'eau les points bas ça veut dire suñu defee terrassement yow war nga mën a xam ndox bi suy circuler li nga xam am na benn point bas bi ñu am mais léegi promoteur su ñuy def kii état bi du contrôler maire bi du contrôler mais chute d'eau yooyu ak espace vert yi ça veut dire que il faut moom
il faut ma irrigation mooy canalisation yi fu muy jaar c'est réservé à 30% et les espaces verts pour en cas ñu mën a am ay canalisation yu jaar yoon mais léegi day benn promoteur immobilier day ñëw espace vert sax du am sur les documents sur le plan cadastral ñoom dinañ présenter avec le CD dinañ présenter plan cadastral bi mais sur le terrain du nga appliqué léegi waa impôt domaine yenn saa dañuy bàyyi dañuy gëmm seen bët xam nga promoteur immobilier di leen xam di def li leen neex di jaay yoon yi léegi nag su mbënd bi ñëwee ndox fu mu doon jaar nga kale ko inondation day am problème day am léegi tamit maire bi nekk sur place yow balaa ngay signer une attestation une attestation de construire ou bien un permis de construire war nga mën a xam ki ngay signer permis de construire bi fi muy tabax baax na wala baaxul surtout nit ki parce que kooku soo ko ne fii baaxul kooku dimbali nga ko si nan parce que kooku dina jël ay millions tabax këram su subaa ndox bi taa nga taxaw di ko seetaan su boobaa soo ko signé permis boobu lor nga ko parce que dëkk na ba pare kër gi bi mënu ko sànni yàq nga ay matériel am mais permis bi yow yaa ko signé au préalable mënoon nga ko ne permis bi signé ko parce que fii ngay nekk ni baaxul xaar ba nu viabiliser ko nañu respecter les normes de la constitution on doit respecter suñu bëggee nekk ci jàmm nañu respecter les normes de la constitution au Sénégal les espaces verts les espaces réservés pour la canalisation qu'on les respecte les ruelles qu'on les respecte. macha allah kontaan nañ bu baax ci tontu bi te tontu bi leer na aussi mais ma duggaat tuuti rek ci ba tey ci domaine Kër Massar ndax dañuy gis wàllum agression dafa bari wàllum agression te loolu dafa jur insécurité boobu noonu bëgg naa tamit tuuti nga ñu laaj la ci. waaw ça veut dire que insécurité bi. à Kër Massar y a pas d'administration. nous n'avons pas un commissariat central. un commissariat central moom mooy véhiculer entre une administration entre le ministère de l'Intérieur avec la présidence. Nous n'avons pas un commissariat central. Nous avons simplement ici une brigade de Kër Massar avec 13 éléments. xam nga brigade Kër Massar mënu ko couvrir c'est pas possible agression yi dina bëri te Kër Massar population bi brigade Kër Massar bi kese mënu ko dékku à Kër Massar su fekkee lu président wax daf koy def départementisation il faut des infrastructures nous besoin su fekkee département la jëm il faut mu am benn commissariat central qui va communiquer avec le ministre de l'Intérieur xam nga ñu barricade ñu xool laa la wax sécurité bi nan lañ koy defee mais nous n'avons pas un commissariat central ici. waaw ñu ñëw aussi tamit ci wàllu éducation bi. parce que vraiment macha allah comme ni may faral di wax rek ñun moom dañuy wax ni banlieue. chaque jour dafay bari ay xale yu taxawaalu et tout te wàllu manque d'éducation day am foofu. ci wàllum éducation bi lan ngeen ci xalaat. léegi si wàllu éducation boobu ngay wax man mii di wax yow doomu éducateur la doomu enseignant la et je suis mieux placé pour le dire sama papa jàngalekat la woon nit ñëpp xam nañ ko xëy na soo demee Grand soo newee monsieur Dramé gars yi dina ko xam man doomam laa bon wàllu éducation bi xale yaa ngi taxawaal parce que xale yenn saa dañuy dem ba mu bac seen parents yi duñu am moyen xale yi du mënuñu dem wala dañuy dem ba université ñu cartouché léegi lu ñu mujjee def dañu mujjee toog ci mbedd bi ñooñu si yoon war na la mën a def benn centre de formation ñu def ko à Kër Massar benn centre de formation multifonctionnel et différents métiers pour xale yooyu ñu mën leen récupérer ku mën a def gestion dem gestion ku mën a dem defi comptabilité de gestion ku mën a def service douane nga def ko ku mën a def leneen xam nga yeneen filières yi nga def ko bon ci wàllu éducation boobu su fekkee tamit mairie bi am na bourse mu leen jox ñu jël xale yooyu ñuy jox leen bourse yooyu dimbali seen waajur pour xale yooyu mën a dem jàngi pour xale yi génn ci mbedd bi. ba tey ñooy desandi ci éducation boobu ngay wax maanaam daal li ma ci bëgg a laajteewaat lenn rek la parce que chômage bi bari na chômage bi ba tey ak éducation dañu lié te chômage dafa bari jamono bi
te ci wàllu chômage boobu noonu ci la jeunes yu bari di profité wu bëgg dimbali seeni waajur bëgg dimbali seeni njaboot ñu dem defi ji émigration clandestine ci ndax loolu noonu lan ngeen ci jàngat ndax immigration clandestine moom wax dëgg yàlla ku ne xam na ni mooy loolu. waaye léegi maa ngi jaale yooyu ñi nga xam ni yooyu dem na si immigration clandestine maa leen di jaale bu baax seen famille ak seen lépp parce que dañu bëggoon tekki parce que nga nekk ci koñ sa morom tekki yow tekki woo ñuy xas sa waajur xam nga loolu jaral na la xam nga ne da ngay dem mais maa ngi lancé jeunesse bi il faut jamais décourager dans la vie jël gaal da ngay xaroo kese lépp yàlla lépp ba yow lépp mën na ko teg ci loxo yàlla mooy maye mais il faut pas jamais se décourager nañu toog seen réew fii liggéey parce que nit ki mën na dem immigration clandestine nga dem immigré ci mën nga dem sa wërsëg nekku fa amoo fa dara mun nga toog fii nga gëm yàlla nga liggéey l'essentiel mooy nan delloo seen bopp gëm yàlla ba pare tamit parents yi dimbali leen surtout parce que parents yenn saa dañuy jël rakk bi lay jël di teg ko ci kaw mag bi nan xam ne njaboot bi ñoom ñëpp ñoo leen jur nañu yemale seen njaboot yi xam nga bu ñu poussé seen doom muy def leneen parce que poussé bi tamit ci kër gi lañ njëkk a jugee comme tey nga jël sama rakk teg ko sama kaw sama rakk moo am man awuma man tamit ma gis loolu volonté boobu awuma mu poussé ma sama xel poussé ma dem ma ne xaaral ma jëm jëli gaal xam ne immigré parce que sama rakk waruma gën sama waajur mi ngi nii muy wala mi ngi ne yooyu tam war na ko éviter léegi tam dimbali tam xale yi tam war nañu ressaisir gëm ni que seen réew war na mën a defar seen réew comme européens yi nu ñu toogee defar seen réew ñun suñu gëmee suñu réew war nañu ko mën a defar mais si gëm yàlla. laajaat ndax ban yenn réalisation nga def fii ci commune Kër Massar. waaw léegi réalisation yi ma def fii ci commune Kër Massar. mooy mosoon naa organiser dépistage du col de l'utérus. Le 26 décembre def naa ko fi. avec l'association Entente Solidarité et Développement de l'unité 2. ba présidente bi mun naa ko tudd sax mu ngi tudd Ramata Diallo. unité 2 lan dajale woon unité 5 ak unité 6. man ma defal leen ko ci école ba. ba pare def naa beneen encore le 17 ci mois bii le 17 octobre 2020 à la cité Sotrac ñu ngi ko defal ci école Sotrac bi ba maire Moustapha Mbengue sax la ko tuddee woon. boobu def nañ ko fi. léegi en 2016 comme président coopérative là avec la CDC avec l'appui de la CDC. mooy cité Bambilor bi ngay dégg. CDC Bambilor man bokkoon naa ci président coopérative yi nga xam ne jëloon nañ ci logement yi ma dimbali population pour ñu am ci ay logement parce que distribué 1616 logements. macha allah loolu def nañ ko. léegi nag ñi xam ne ñoom seen xaalis matul woon lettre de restitution la ma bindaloon ñoom ñu dem CDC directement ñu delloo leen seen xaalis. loolu defoon na ko mais nag ci biir loolu am na yeneen projet yu fi am. mais léegi au fur et à mesure su ko nit ñi bëggee su ñëwee adhéré ñu xool nan lañ koy doxalee. macha allah kontaan nañ ci waaw ba pare ci Covid 19 bi tamit man ak sama staff defoon nañ fi ay masques defoon ay lépp koñ bi surtout unité 2 bi ñu nekk distribué nañ ay masques jox nañu tailleur yeeg jox nañu ñeneen lépp xam nga distribué nañ ay masques. ñu jox leen ak yow déjà ak jàkk ji yëpp ñu jox leen. waaw ñu la doon laaj rek lan moo doon say ambition fii ci Kër Massar. waaye sama ambition fii Kër Massar soxna si bëri na parce que Kër Massar mi ngi sooxe. lu fi war a defar bëri na. marché Kër Massar bii rek bés boo fa duggee tey nga jéppi sa bopp. te suñuy jabar yaa fay dem suñuy jabar yaa fay jaay suñuy jabar yaa fay duggi lekk bi ñun ñi góor ñi lañ koy jox ñun ñi borom kër yi lañ koy jox marché bi da nga ko war a defar. parce que mënoo jaay si marché bi nga xam ne y a une insalubrité l'environnement n'est pas bon l'environnement n'est pas sain. Kër Massar war na ko defaraat du bari sécurité bi yëpp war na ko defaraat ça veut dire que li fi bon critique ma kenn mais war nañ dolli liggéey Kër Massar parce que Kër Massar am na lu bëri li si des dafa bëri waaw lu war a def ci Kër Massar jeunes yi war na leen defaral seen état multifonctionnel
association culturelle bi parce que instant bi dañu ne association sportive et culturelle le budget de l'association si culture rek si kii bi si sportive rek la yem. Où est la culture? Nous avons des musiciens ici, nous avons des vieux ici, comme je peux citer leur nom. Pen est là, et son groupe, Baipel et Mamadou Mbaye. Les gens le travaillent ici, ils ont tout fait ici. Mais en tant que la mairie, les gens les traversent comme ça. Ñoom suñu feebaree kenn du leen faj te ñoom dañuy toog télé bégal nit ñi kontaan ñi ñëw génne sa stress yaa ngi toog di seetaan ñoom ñu nekk si télé bi da la def stress ngay reetaan yow sa njaboot ñoom ñu exposé wu mais kooku au moins kooku su feebaree mu ñëw Kër Massar nekk fii mu nekk si location kooku war nga si bàyyi xel si moom wala musicien bi nga xam ne mi ngi toog si plateau bégal la di la woyal di la tagg say maam soo paree nga taw xool ko nga ne musicien bii daal xam yow yaa ko gën non kooku war nga ko dimbali parce que en temps de travail y a toujours un loisir à part te loisir mooy sport la culture la ñooñu tam war na leen jël en considération parce que à travers la culture parce que un homme c'est un bioculturel. Bien sûr. L'homme à l'état de nature. Nous sommes des humains. À l'état de culture, il y a un aspect culturel, il y a un homme culturel qui est très influent. yaakaar naa li nga xamul sax yow kooku moo la ko mottali yenn saa di nga ne en état de nature nga toog sa saal jaaxle benn aspect culturel jóge fee nga seetaan ko télé mu yedd la yow delloosi la ba yow safaan bi nga waroon def sax doo ko def donc à Kër Massar yooyu war na ci tenir en considération Kër Massar soo xam ne war na ci def lu bari. macha allah. ñuy kontaan aussi bu baax a baax ci réponse yi leer na nañu macha allah ñu lay laaj sa mot de la fin lan la. waaw sama mot de la fin mooy yéen laay njëkk remercier. ba pare nag may remercier sama staff. ñooñu moom mënuma leen fay te ñooñu dem leen di tudd. mooy roqee kii mooy Oulimata Diatta day bàyyi liggéeyam muy tàng muy naaj. mi ngi ànd ak man mu neex mu naqari man ak man. Mbuu tamit day bàyyi liggéeyam bàyyi léppam muy tàng muy naaj muy ànd ak man. maa ngi gërëm Mor Ndiaye. Mor Ndiaye tamit yàlla def na dafa nuroog xam nañ 50 ans mention spéciale moom dem kenn laa koy jox mooy Toorodo Sall li waral lii yëpp moom la parce que nit ki ñëw nee la kaay ma jiital la pourtant moom mënoon a jiitu parce que gënuma ko waaw moom tamit maa ngi koy gërëm bu baax moom ak ñi mu àndal ndongoloo tamit sama booy la sama koñ la ne maanaam moom sama kii la maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant bu baax di ko féliciter di ko encourager léegi man dama bëgg a nekk maire Kër Massar politique dama ñëw fekk politique ma dugal ci sama loxo man mii maa ci dugal sama loxo mais politique fekk suuf mi ngi niroog boolu ceeb politiciens yëpp a toog man ma ñëw dugal ci sama loxo man j'ai ma manière de manger chacun a sa manière de manger ku nekk am na nooy lekkee mais man maa ñëw jël sama loxo dugg ci biir léegi jeune Kër Massar yi maa ngi tendre la main avec les jeunes de Kër Massar avec les femmes de Kër Massar avec les vieux de Kër Massar avec les pères de famille Kër Massar maa leen di tàllal loxo ñoom ñëpp ñu ñëw man kese mënuma defar Kër Massar na ñëw ñun ñëpp ñu defar Kër Massar maa leen di gërëm ñoom ñëpp waa Kër Massar maa leen di nuyu ñoom ñëpp su fekkee wax bi dëng na si man la su fekkee wax bi jub na si yàlla la parce que yàlla lan gëm maa leen di gërëm yéen ñëpp bu baax en plus maa ngi fàtte naa kenn maa ngi gërëm madame Samb moom mi bàyyi yéeteem jëkkëram permettre ko mu ñëw tooguñu ci salle bi xam nga ñu ngi koy gërëm moom tamit di ko sant moom tam femme de développement la femme de kii la maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw gi ñu sante yàlla julli ci Mouhamed di sang-sang yi ñuy nuyu Sénégal yëpp ak li ko wër di nuyu tamit ñiñ fi fekk ñëpp di nuyu tamit ñiy déplacé wu
ñëw fekk suñ ci Kër Massar ñu leen di delloo njukkal bu baax a baax ndax lii ci bëgg sa réew la bokk suñuy wët réew dañ koy njëkkee ci jeunesse yi bëgg seen réew may am mbégte nag ci li ma fekkee jotaay bii ma dëkk Richard Toll juddoo fa yaroo fa màgg fa sëy indi ma Kër Massar ma ñëw bi ma ñëwee fi xamante ak Samba Dramé aw ma ci benn réccu ndax na dafa fekk man ci li ma bëgg ci loolu lay yëngu muy développement ak social loolu laa fekk muy yëngu ci Kër Massar ma ñëw fekk si ko ci loolu ndax dafa fekk man ci loolu laay yëngu njëkkee ci këru daara yi njëkkee ci handicapé yi njëkkee ci ASC football yi ma fekk ne muy nekk doomu Kër Massar bëgg yëngu-yëngu ma fekk si ko ci loolu ndax nag nit da ngay bëgg sa bopp li ñuy wax àlla xamul doomu nit ku baax mais doomu nit ku baax day xam boppam bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk toll ci gis sa réew li nga fa gis neexu la nga am yëg-yëg sa bopp da nga war a xuus jàll pour mën a gérer sa réew loolu ci jaamu yàlla la bokk moom ni mu ko bëggee keneen ku dëkk beneen gox noonu nga ko bëggee ma koy sant nag bu baax di ko gërëm ni ko fii mu teg tànkam man damay sawar kii jàppale koo xamante ne ci développement ak social ngay dox ndax réew mi amuñu koom-koom boobu mais yàlla may nañu wërsëgal nañu ci kàttanu yàlla ak mën-mënam ku fi bëgg liggéey di nga fi liggéey yàlla may nañu suuf may nañu ndox moo ñu wër bu dee càmm gi am na fi li ci des mooy société bi ñoo war a jàppale jeunesse bi lu ñu liggéeyee ñii di dem di rey seen bopp ci géej bi amuñu lu leen gënal suñu amoon lu leen gënal am ay njiit yu leen won yoon duñu jéggi mënoo dem ba am 20 ans jàng école ba génne ENAM nga yor say papier fan ngay mujjee compagnie sucrière di gor ay gattax c'est parce que amoo ku la puus nit da ngay ñaan yàlla soo demee ba war a aw say pap doo toog ba tey nga yow ñoom ñoo la yor gënulul benn jeunesse dañuy waxuñu nag ñi fi nekk liggéeyu kay am nañu liggéey te mag yi Mohamed nangu naa partagé am na ñu mu jox dëkk bu ne am na ku mu fa teg am nañ ay député am nañ ay ministre am nañ ay conseiller am nañ ay maire mais bu fekkee ñi ñuy fal xamuñu li leen fal li leen di folli day yomb def na ku ne fi mu la war a teg am nañ ay député ñi nga xamante ni dëkk bu ne war nga mën liggéeyal sa dëkk bu ne war nga mën liggéeyal sa jeunesse dëkk bu ne mën nga taxawu sa réew mais bu fekkee dañ laa falee ca ajak-jak ca àll ba nga ni fii dama fiy bàyyi lépp dem Ndakaaru doo xam luy metti sa réew ki ñuy fal ci gox day fekk mu xam gox ga fa nekk lu fay metti mais bu ñu la falee Thiès mbaa ñu fal la Diourbel nga bàyyi fa Diourbel ñëw wut immeuble Almadi mënoo xam liy metti sa réew li koy yor mooy njiit yi xam liy metti ci réew mi Samba nag dañoo fekk mu nekk nit ku baax ma fekk muy dox ci social di def social may yëngu ci loolu di dimbale kër daara yi parce que nag Sénégal fii loolu lañ fi am taalibe yii fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi nii góorgóorlu gën a jàppale jeunesse bi jàppale kër daara yi almudu yi nekk ci mbedd ñuy fanaan ci mbedd ñu am fu ñu dëkk handicapé yi war nañoo am ay salle yu mag yoo xamante ne dañ fay nekk di jàng seeni métier kenn dootul yalwaan kenn bëggul jéggi sa réew di wuti beneen réew boo fi gisee li la tax a toog da ngay toog Richard Toll gii jeunesse boo fi jox 3 millions wala 4 millions dagal ko 7 hectares nañ bàyyi di jël suuf si di ko jox étranger yi nañ ko jox doomu réew mi jox ko jeunesse Sénégal gii koo ci dagal 7 hectares wala 8 hectares jox ko moyen mu dem liggéeyal boppam am société boppam dootul wàlliyaani fenn mais ñun loolu moo ñu jaaxal day dem ba doo xam Sénégal gi man Sénégal la xale yi gënul leen ñuy jéggi ci ndox mi di dem nañu gën a jàppale jeunesse bi jàppale mag ñi retraité yi jàpp góor yi ni suñu papi yi nekk ci biir kër yi ñoo yoroon kër yi retraité nañu amatuñu leen lu ñu def yaay yi ñooy mujjwaat awwaat kër yi ku sañoon bu sa yaay dee jaay gerte caaf yow nga am fooy xëy di ko yoroon añam ak reeram jamono ji moom metti xale yi gisatuñu liggéey dangay jàng ba yey say këyit doo am foo xëy ñuy ñaan nag Samba Dramé mii ci li mu bëgg ci Kër Massar yal na ko ci yàlla jàppale parce que déglu nañu ay xalaatam déglu nañu tamit ay waxtaanam fekkee nañ ay réunion te li mu wax ci Kër Massar am na Kër Massar li muy rëy amul poste police Kër Massar lu muy rëy amul camp sapeur tey bu lakk amoon fii Tëngéej ngay jóge pour ñëw Kër Massar ak embouteillage bi loolu defet la ñu lay ñaanal yàlla nag yal na la yàlla may ci li nga bëgg yàlla tamit gën laa gunge ci kàttanu yàlla ak mën-mënam fii nga teg sa tànk boo ko teggul yàlla mën na laa gunge ndax am yërmaande ci doomu aadama yi am yërmaande ci kër daara yi am yërmaande ci soxna yi lang boo woote te gisoo ci jeunesse bi bëri fa
gisoo fa jigéen ñu bëri bu yow nga tëdd nelaw yal na la yàlla jàppale kàttanal la dooleel la barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke borom Touba. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam di leen jaajëfal di leen ndokkale si bés bi ndax defe naa woote doomu aadama yi wuyu si la yombatul jamono tey bi ñuy nekk ndax le temps coûte cher di santati yàlla nag jullite si yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax tey lu fi baax rek moom la waaye lu fi bon tamit xëy na des fois nit mën na koo sàkkul boppam doon ndaw Kër Massar nag en tant que musicien je me nomme Mouhamed alias Ndongo man ku ma xam rek xam ni Kër Massar nga ma xamee di remercier aussi monsieur le maire Samba Ndéné Dramé mu nekk ku yàlla baaxal ku yàlla defal tawféex ku yàlla jox xel ak xalaat ak ay pexe ngir commune bi nga xamante ne macha allah ñu rek ñoo ko moom la may tàmm di wax il n'y a pas de vent favorable pour celle ou celui qui ne sait pas où il va dafa am solo ndax nag doomu aadama kenn du ko xeeb wax danga ko wax ci biir wax ne doo critiquer kenn mais ñëpp xam nañu le pays va mal ndax nit ku nekk rek sa gox nga am wax naa ne ko ay jamono ndax bëri na ñoo xam ne sequ naa nag ñoom ay plateau benn wax rek laa leen doon wax ndax toog ci fauteuil bu neex bu mu tax nga taf la suuf jàppal ni wàcc am na benn ngu rek mu di jeex mi ngurum yàlla suñu borom te def naa képp ki doomu aadama war nga xam système bi lépp suñu borom andee ak la lay xaar ëllëg c'est très important avant tout nous sommes des musulmans te Sénégal ñëpp xam nañ ni islamo-chrétien macha allah dañoo booloo man koo bokk ndeeg baay des fois mu nga ñëw ci concert te doo xàmmee kuy chrétien beeg musulman bi donc nag jeunesse bi ñu ngi jooy sa maam daan na wax naan ku jëm Ndar yéeg oto ko daal kooku ba ne ko yàlla nga ci jàmm ak salaam rek yaa ngi koy nax monsieur le maire laa di ndax ne dafa ñëw li tax li ko dugal ci politique mooy dafa ñëw fekk boolu añ bu tegee policiers yi toog ci di ci lekk lekkin bu ñaaw moom bu mu fas yéene ñëw incha allah jàngal leen ana ban anam lay lekkee ci lekkin bu rafet c'est très important Kër Massar ku ko déggul xam nga ko macha allah kon nag ñun lii suñu mbébét mooy damay woo askanu Kër Massar mag ak ndaw góor ak jigéen en tant que musicien te nag toppuñ ko ngir alal toppee ko ngir duniyaa dañoo xooli innovation bi nga xamante ni tey namm na ko ci commune d'arrondissement Kër Massar ñu fas yéene ànd ak moom parce que nag ci dëgg la ñuy ànd ak nit la may tàmm di wax alu yàlla la da nga koy teg fa neex ñibbi sa kër ne la ba yàndoote boo ñëwaatee da nga ko fay fekk adduna dara yàggul ba tax na kuy doomu aadama lépp la def rek war nga ko xoolaat ko encore te xam ne bis dina ñëw ku nekk di nga wéttu suñu borom subhanahu wa taala ni ku nekk nag tu es libre de faire ce que tu veux dans ta vie mais xel dafa baax ci doomu aadama ndax moo ñu wutaleeg rabu àll yi kon nag loolu dañ lay féete ginnaaw gunge la ndax mbooloo mooy doole dinañ ci bay suñu waar na joxe suñuy xel suñuy xalaat suñuy mooy lépp fépp foo xam ne nii war nañ koo dugg ngir li nga xamante ne manqué nekk Kër Massar ñu mën koo am en beauté c'est très important kon nag li nga bëgg yaa ko xam yal na ci yàlla jàppale yal na yàlla dafal tawféex te mu nekk sam njiglaay parce que nag doomu aadama lépp lu muy yóotu rek war na ñaan suñu borom mu nekk li gën ci moom kon nag li ñuy xëccu nii na ci jéem dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jeexle ko ci alhamdulilahi rabil alamin ba xam ne mbébét bi nga xamante ne am nañ ko ci Kër Massar suñu borom jàppale ñu matal ko ba askanu Kër Massar mën see gis seen bopp kon nag maa ngi jaajëfal ñëpp te xam ni kat le temps nous est compté ku nekk rek da ngay jéem a tënk rek wax li nga xamante ni macha allah xaw naa yéen a maanaa tuuti rek bu ko defee ñu mën koo jébbal ñi nga xamante ni ñooñu kon nag monsieur le maire. la route est libre. merci beaucoup. bisimilah. ku ci nekk maa ngi koy nuyu sa tur ak sa sant. di leen remercier yéen ñi nekk fii yéen ñi bàyyi seen lépp ñëw fekk si ñun ñuy def li ñuy def Samba de ba mu nga xamee yàggul waaye yoon bi mu jël moom bu fekkee wàcc ko moom ah dinañ xam ne ndam la ñuy am parce que fu nekk dem nañ fa fu nekk dugg naa fa ak moom mii ay 3 heures du matin 2 heures du matin la ñuy tëdd si donc lépp pour liggéey goxam yi mu bëgg kon nag dañuy woo ñëpp nag jeunes yeeg paa yeeg ñëpp ñu bugg kàcc bi daal ñu bugg changement bi am
ñu jàppale ko ci côté googu bu baax bu ko defee changement am ñu xoolaat leneen franchement loolu doo nga laa leen di. salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu monsieur le maire Samba Dramé maa ngi nuyu staffam maa ngi nuyu cameraman yi ñi nga xam ne ñoo déplacé ñëw fii maa leen di jaajëfal merci vraiment kontaan nañ si yéen seen liggéey rafet na. bon man Samba Dramé yàgguñu noonu mais depuis ba ma ko xamee lépp lu muy def rek da koy def si yoon boo nekk na nit koo xam ne vraiment am na coloré képp ku mu digal daal rek lu mu la wax rek loolu lay def donc maa ngi koy ñaanal yàlla ubbil ko yoon bi mu ubbil yoon bi leer donc li may wax du bëri mais dinaa si sànni rek quelques kàddu pour dire que la jeunesse de Keur Massar on vous lance un appel solennel pour ngeen ñëw jàppale monsieur Samba Dramé ba nga xam ni fu mu bëgg gox bi yegg fa mu mun faa yegg parce que actuellement boo gisee Keur Massar nu mel la situation un peu difficile foo laal rek si Keur Massar dafa feebar zone yëpp a feebar amul fenn fu si taxaw dafa mel ni benn nit koo xam ni boo laalee tànk yi muy métti boo laalee bopp bi muy métti boo laalee loxo yi muy métti fépp ay métti daal Keur Massar donc monsieur Samba Dramé moom dafa ñëw pour servir Keur Massar il est venu vous servir moom ñëwul pour servir boppam de comme ñeneen ñi nuñ koy defee di ñëw pour servir seen bopp moom dafa ñëw pour servir waa Keur Massar donc li ma leen di wax la jeunesse fexe leen ngeen mobiliser wu ngeen adhérer son action parce que l'action bi muy def c'est pour le développement de Keur Massar bon mbokk yi merci jërëjëf sa kanam merci. may gërëm sama équipe technique bi nag di gërëm sama caméraman bi di gërëm ki nga xamante ne moo génn fii ci man ak sañse soxna Rokhaya Fall maa ngi lay ziar coucou à toi. L'émission tire à sa fin vraiment ñuy kontaan ci ñëpp nag di leen jaajëfal ba beneen yoon incha allah.